leen di gërëm di leen sant seen teewaay ak njàqare la ñuy toog fii di wax ci violence bi ñuy wax bi am ci réew mi te ñu jëmale ko ci jigéen ñi. dëkk bi nag jaaxal nañu torop moo tax tey ñu ne dañuy def point de presse pour ñaax walla pour delloo xelu nit ñi ci li xew ci réew mi ndax ñun dañoo commencé ñàkk suñu digganteeg suñuy morom c'est-à-dire li ñuy wax humanité dañ ko commencé ñàkk. bëri na ay questions yu ñu war a posé wu ci réew mi li waa ji di wax Sénégal est-ce que dëkk la sax léegi dafa mel ni dañoo dajale ay nit rek def leen ci benn place. ci diggante ñaari weer am na ay kaawu nit yu wàññeeku yu bari ci violence yu xew ci réew mi. weeru octobre bi ñu génn le premier benn jigéen bu am 40 ans lañu fekk ñu rey ko ci biir technopole sànni ko fa ba corps bi yàqu na daanaka. le 23 octobre jàmm gën Yacine Sané mi ngi am 30 ans dañ ko agressé ci biir car rapide mu succombé à ses blessures. Le 2 novembre à Touba Khady Seye la trentaine moom it ñu bóof ko ndax ki ko bóof da koy jiiñ ni da ko liggéey. Le 13 novembre Malika Aminata Ka moom it le 13 novembre yàggul dara mooy actualité bi xew ci réew mi dafa ëmb ba 10 tag demoon échographie jëkkëram ñëw bóof ko ndax toggul añ. léegi nag écrivain yi daan nañu wax ndax nitay garabam walla nit moo war a rey nit walla nit ki moom sa moromu nit moo la war a rey par force ndax nit ki moo nekk place yàlla daanaka ba am pouvoir di boom nit ki nu mu la neexee. li xew ci réew mi ci insécurité ak violence tax na ñu war a interpeller suñu njiitu réew yi parce que bu leen fàtte ni depuis affaire Doki Niass mooy Modou Niass moo nekkoon jëkkëram moo ko boomoon 1992 gis nañ ni violence yi dafa jéggi dayoo ñi ciy woo nag képp kuy xeex ak yelleefu doomu aadama ci réew mi surtout ñuy xeex ak yelleefu jigéen ñi. ñoom it kaas nañ ba sonn meeting nañ ba sonn da ngay toog sax parfois dugg ci banque duñu la xamoo leen bu amee cas de meurtre ñu ne de organisation jigéen ñi wala ñuy xeex ak yelleefu jigéen ñi amati nañ lu ñu wax mais ni réew mi léegi jigéen ñi li ñuy wax mal dominant dafa am ci réew mi. léegi dañuy ñaan suñu njiitu réew moom mi ñu diggoon nañu ci weeru octobre dina dogal loi wu criminalisation du viol te mu joxoon ay diggal ministre de la justice fu mbir mi toll moo ñu ko diggoon te seetlu nañ depuis lors mbir ñaa ngi yokk et looloo waraloon ñu woote fii point de presse pour wax ni dafa doy mbir yaa ngi commencé jéggi dayoo nañu xool suñu digganteeg suñu doomu aadama te ñuy ñaax suñu mbokk ñi ñu xoolaat seen taxawaay ak seen digganteeg surtout góor ñi ñu xoolaat seen diggante seen relation bi ñuy am ak suñu yaay yeeg suñu tante yeeg suñu sœur yeeg suñu jabar yi parce que cas de violence yaa ngi yokk de jour en jour loola taxoon nag ñu woote fii pour wax leen ne jot na nag pour njiitu réew mi xam ne dafa doy waa kay jërëjëf. ndaje bi tey li ko sabab démb dafa am lu am Sénégal
loo xamante ne ni dafa metti ñëpp ñoo ko mettitlu xale mag góor jigéen muy xale bi tudd Aminata Ka te ñu dóor ko ba finalement mu ñàkk bakkanam xale la woon ñaar fukki at ak ñaar kese la amoon dafa ëmboon en plus doon dugg si néegu sëy te ki ko teg ki teg ay waajuram bii la nakar jëkkëram la woon donc mu nekk affaire bu xamante ni depuis démb moo ngi ñëpp ñoo ngi ci nekk ci internet yi ci réseau yi ci médias yi di ci wax mu nekk lu métti ñëpp donc loolu moo waraloon ñu def point de presse bi collectif dafa doy dafa war a taxaw et que ñu war a fexe ba Sénégal ñëpp taxaw si que série bi arrêté parce que man série laa ko tuddee commencé nañ premier deuxième troisième quatrième je pense que ñoo ngi ci énième épisode bi war na mën a dakk nag war na mën a am fin ñu yemale ko fi et que pour loolu il faut que nit ñi génn wax il faut que association yi nekk ci problématique yi protéger jigéen yeeg xale yi ñu génn wax si. ngir xeex bi gën a mën a jëm kanam tey jii lan lañ war a mën a def yaa ngi doon wax ci sensibilisation ñaaxaat askan wi dafa mel ni ci biir kër yi la war a tàmbalee ba ci biir kër yi parce que dañuy nekk toujours di wax sanction genre dañoo war a criminaliser viol dañoo war a tëj dañoo war a rey dañoo war a lii déedéet balaa ñoo sanctionné dañoo war a déjà fexe ba problème bi du am ba ñu yegg ci affaire yi sanction te loolu sensibilisation rek moo koy def mooy ñu commencé yar bi ci biir kër yi ci koñ yi ci école yi parce que lépp dafay commencé si lu ndaw ci saaga ci wax bu ñagas ci leneen loolu la ñu war a njëkk arrêté suñu rapport ñun entre ñun yi ñu am diggante góor ak jigéen diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor te loolu ñun ñëpp la concerné mooy ñu fexe ba am fi ñuy dundee suñu dëkkuwaay yi suñu famille yi suñu mbokk yi suñu école yi mbedd mi mu nekk lieu bu sûr pour ñëpp góor ak jigéen ñëpp ñoo si yem te sensibilisation boobu noonu ñëpp ñoo ci war a jàpp état du Sénégal mais population yi association yi nekk ci wàll wi di militer pour droit ak des protection des filles ñëpp ci war a jàpp. merci. waa ñëw bis mer la ak tiis ak métit ndaxte rey nit déjà moo du njëkk nekk yoon waxuma la nga rey koo xamante ne dafa nekkul woon moom kese mais dafa yoraale woon beneen doomu aadama si biiram nga rey ko te reyewoo ko lu dul sa bànneexu bakkan parce que sant nga ko dara mu dem faju ji mu ñëw sa añ tardé na nga rey ko mel ni yow yaa ko bindi wala yow yaa ko moom. ku rey ñu rey la mu jeex peine de mort ñu andiwaat ko dina am ay circonstances atténuantes xam nga nit dina rey te du ko bëgg. mais am na loo xamante ne c'est prémédité parce que nit ku nekk en état nga koy dóor moom lu la ci fekk yow la nit ñi dañoo war a bàyyi violence que ça soit muy violence physique wala muy violence verbale dañ ko war a arrêter ndax jamono ji moo wóoratul nit mën ngay wax ak moom laal ko rek mu daanu dee donc nañu seet yeneen façon yu ñu mën a waxantee suñu biir lu dul violence mën nga mer mën nga am loo naqari mais nga toog nga réfléchir xool nga mettre à la place nga ni tey kii bu doon sama rakk la wala bu doon sama yaay wala bu doon sama mag la nan laay agir mais parce que diw sa jabar la rek yow yaa ko moom da nga war a fu mu waxee rek nga dóor fu mu waxee rek nga xas ba léegi rey am si. léegi li ñu mel ba nga ko yëgee yow en tant que jigéen lan la def. dama am lu ma naqari avant jigéen en tant que nit damay imaginer ni kooku dernier instant yi mu vivre mariage boo xamante ne ñu ne août lañ ko célébrer yow tey nga rey ko mois de novembre lan la lu waral lan moo waral loolu lu tax nga foog ne que nit ki maanaam góor yi li ñu jàpp ne ñoo moom jigéen ñi. ba lu leen neex ñu sant leen ko parce que jigéen moo war a togg añ toujours moo war a togg reer toujours pourtant vie à deux la ñu wax pourquoi jigéen ji rek moo war a def moo war a fóot moo war a passé fu ñu ko teg si ban société la ñu nekk il faudrait que ñu éducation de base ñëwaat ñu jàngal góor ñi que ñoom du jigéen bi kese moo war a togg du jigéen bi kese moo war a fóot moo war a passé kër la ñu wax c'est à deux nañ ko séddoo parce que diw deful devoir am rek war nga ko cee dóor wala moom est-ce que mi ngi def li mu war li ko war lépp est-ce que defal na jabaram li mu ko war a defal lépp añ nga rey sa jabar bu ëllëgee leneen dina am te il faut que ñu arrêté parce que rey nañ kii tey mu jeex mais liste bi day yokku de la liste day yokk mën naa nekk man tey mën na nekk sama morom soo mën nekk sama rek mën nekk il faudrait que état bi teg ay loi yu soxor loi yu métti bis bu ñu ne woon kii rey na jabaram ñu rey ko ci saase balaa ngay dóor a baa nga koy waxu bu ko naqare di nga xool lan la mais tant que ñu ngi dem prison di xalaat bu ëllëgee grâce rek loolu neex nañ ko def. Code Aïcha Faye waa chargé du protocole au ministère du commerce et des PME.